ci lu may xaar toog ci teg combat Albouri donc Baye Mandione Zarko ñooy sama combat numéro 1 bu may xaar parce que xam naa ne dina neex te li ci gën a garaaw mooy dafa am benn profil bu ñu bokk ñoom ñaar combat booy nekk fi naan dañuy yàgg ci géew bi du combat boo fiy nekk naan ay dañuy moytonte ñaari aliéné lañ xam nga aliéné du ay aliéné ay dof nii de mais aliéné gang si maanaam gëm seen bopp sadik dañoo sadik ci seen bopp ñoom seen waxin sax bu ñuy wax adversaire da ngay xam ne ñii dañoo sadik ci seen bopp moo tax combat gladiateur la daal. mais grand Cheikh Nassi ñu ngi lay nuyu di leen ziar bu baax di nuyu Toldo Grand Naza. Cheikh Nassi Fadam l'expert. oui ñu lay fay. waaw mais grand. oui non da nga jàpp pour ziar naa la Fadam Toldo. maa ngi lay ziar di ziar di la ziar ci koor gi. di ziar gars yi seetaan. non Cheikh Nassi maa ngi lay nuyu. non c'est que Baye Mandione dafa saf. lu baax. ma ne Baye Mandione dafa saf lamb ndax bu bëree mu neex bu feccee mu neex signature am day saf maanaam Baye Mandione mbër la li tardeel ci lamb fuggam boo ko yóbbu fuggam maanaam mbër gaynde la gaynde gu tëx la kooko booleel pour moom moo la mën fuuf te loolu amul ci lamb amul stratégie ci biir combat merci yoonam nekk maanaam bëriwul nekkul mbër moo xam ne day déglu encadrement am du déglu staffam parce que lu mu gëm te loolu baaxul ci làmb foog ngay respecter sa adversaire xool li mu mëne ak li nga war a moytu ak li nga war a indi mais Ndione malheureusement moom amul loolu quoi mais amul du moom rek caara yëpp loolu la ñu dëgg rek ëppalee moo rey mbëru caara yëpp waaw Cheikh na non maa ngi Cheikh na dafa mel nga nekk ci yoon de may dégg rek moo ça va man maa ngi nii dama nekk ci mbedd bi nii rek vite fait si ñu ngi waaw waaw ngeen léegi dañ la bàyyi nga dañ la bàyyi nga waaw d'accord waroon jox kàddu de ndax taay ñun la xëyee taay maag yow la jàpp nekkee ñu fu ne mu joobee ñu fa kii moolul quoi mais grave dafa lu am solo sànq gis nga Baye Mandione Fadam boo gisee tey mu xaw a am jafe-jafe nii ci làmb sax du moom rek mais mbëru caaro yi c'est-à-dire mooy gëm-gëm gi nekk ci ñoom ak xam-xam gi ñuy doxee defe nañ ni ñoom rek amul nit ku leen mën a conseiller ci làmb moo tax bu ñu ñëwee ci làmb maanaam bu fekkee bëri nañ 10 combats benn combat lañ ciy ñëw stratégie mais 9 yëpp dañ ciy ñëw ak seen xam-xamu bopp loo leen wax dañ naan la waaw waaye boo leen wanee ginnaaw fii lay dugg génn fii li ñu gëm la ñuy andi ci làmb dafa jot nag Baye Mandione ci làmb bu adversaire am nelawee ci làmb ba mu xam ne ni nelaw mu yee ko mais bu mu di forcer di yee adversaire Baye Mandione yow ñëwal ci làmb ak stratégie boo mënti am même boo seddee Baye Mandione moo lay dugal ci biir combat bi bu arbitre bi sifflé Baye Mandione mooy dugal adversaire am chaque jour ci biir làmb mooy dox ta kaw mooy sànni coup mooy yëngatu moo lay yee ci biir làmb ji dafa jot nag mu xam ni làmb léegi fi mu toll ci moom ak victoire bi mu jugee warul mën a def daan daanu déedéet dafa war a daan daanaat actuellement Baye Mandione dafa war a daan daanaat pour bokk ci làmb parce que bi mu jugee ci combat ak Xoantaan ñi ngi wax ay combat ak yeneen adversaire ñi ngi naan ay Lac de Guiers ñi ngi wax ñeneen tey daanee Zarko di ko dugalaat bokk ci dabe ji waat non xam nga Toldo Ndione dafa bokk ci làmb parce que quoi qu'on dise koo xam ne bëre nga ak Modou Lo bëre Gris Bordeaux champion yi ñuy coow fi yëpp nga bëre ak ñoom yàgg bëri ay grand combat bien vrai que jóge na ci ay défaite dernier combat mu ñëw am ndam mais Ndione loo mënti wax xam ne kii dafa saf làmb maa ngi gis Toumane naan il est très limité je suis pas d'accord Toumane Baye Mandione mën naa bëri Baye Mandione tëlawul bëri de mën naa bëri c'est que dafa am lu ko manqué ci làmb mooy ñàkk jox cër sa adversaire maanaam Ndione dafa nekk mbër moo xam ne làmb ji Baye Mandione Ali defal demande ko su Mouhamed Ali Ndiaye defal demande ñuy coow ci làmb ji yëpp amul mbër mu ëpp fit Baye Mandione amul kuy takk ngemb ku gën a ñeme Baye Mandione ci géew amul waaw te loolu mën na la jik ñàkk jik làmb foog ngay sóoraale say adversaire Baye Mandione bëri na ñu ko daan ñoo xam ne bu leen joxoon cër teg làmb ji ci yoon du daan waaw mais Grand Naza Baye Mandione di bëreeg adversaire bu mel ni Zarko ñëpp xam nañ ne ci combat njarndeem ndaanaan la te boo xoolee combat mbay guy gi daa indi état de forme boo xam ne benn amateur yaakaaru ko woon
ñëw bëre consigne boo xam ne nii lecture de combat bu solo la indi ci làmb ja mais Baye Mandione bëggee duma Zarko daan ko ci yan non mais la Baye Mandione est-ce que xam nga Zarko nag dafa am cat ci làmb moom it Zarko dafa am benn cat ci làmb mooy moom day mel ni bëy bu ci bëre maanaam day gëmm rek ñëw di jëg si day gëmm rek ñëw di yëg si booy xool Zarko combat yi muy bëre yëpp day bëri ba jeexal tàkk ñu daan ko te làmb day am fu muy laaj day am fu muy toll da ngay indi xel Zarko bëri na defet yoo xam ne ñàkk indi xel moo ko jox mooy combat am ak Siteu maanaam bu mooy combat yu bëri bu may lim du fi jug mais Baye Mandione ak Zarko seen combat xam nga lu tax muy neex Baye Mandione day ñëw pour duma si Zarko maanaam Baye Mandione dëgg la moom gëm-gëmam mooy kii dama ko war a duma moom pour daan ko dama ko war a duma mais jàppal ni waa ji loolu mooy wax ni mooy leen erreur Baye Mandione ci combat bi mais parce que dafay yaakaar ni day duma si Zarko mais mën naa la wax ni Zarko danger lay doon ci Baye Mandione d'accord naa mais fi ma doon jëm sax mooy li ma doon jëm mooy Baye Mandione day ñëw pour duma si Zarko waaw te Baye Mandione toll na foo xam ne ci làmb waratul ñëw pour duma si mbër dafa war a ñëw pour daan mooy li ma lay expliquer mbër da ngay xam tey bis dama war a ñëw pour daan wala dama war a ñëw pour duma wala dama war a pour ñëw pour gérer sama combat Baye Mandione làmb defet waratu ko cee am mbër nag boo bëggee bañ a am defet ci làmb da ngay ñëw pour daan si maanaam buñ la jekkoo nga fexe rocceeku arbitre bi sax jox la avertissement Toldo félicitations Toldo toujours de rigueur mais problème mu Baye Mandione mooy dafa nekk mbër boo xam ne moom lu day woote tout le temps gaynde la làmb amul loolu làmb amul gaynde da ngay xam ne fii baaxul fii baax na ma dem fii baaxul man di tacc mais Baye Mandione amul loolu moo tax combat bi moom it foog mu tee ci ndax ëppul doole Zarko ëppul entraînement Zarko ëppul bëre Zarko moo ëpp xeex nag Baye Mandione moo ëpp xeex bu Zarko mais ëpp ko doole tey nag dinaa la contredire ne la tey Baye ma sur ce plan là Baye ma kii Zarko mu ëppale avantage kii di Baye Mandione parce que Zarko ni muy xeexee léegi nii ci li ma gis Zarko su fekkente ni nag technicien nga kuy gis Zarko bu xeex contre Mbaye Gouye Gui képp kuy adversaire am di nga ko moytu parce que da ngay xam ni xeexkat mooy xeexee noonu non ba pare ñam na ko bu neex mais ndax Mohamed waaw Ndiaye Ala Ndiaye man laaj la ndax Mbaye Gouye Gui ak Baye Mandione bokkuñ ndax benn qualité lañ non xool xam nga dafay ndax du Baye benn Mandione qualité mais dafay gën a yomb ci Zarko parce que Zarko tey boo ko gisee ci ni muy xeexee avec intelligence day uppi bëti day xool te Zarko day pointé xam nga du ay dóoru laaw boo seetaanee du wax te naa la doo boo seetaanee combat ba diggante Zarko ak Mbaye Gouye Gui li ngay définir foofu mooy que ni Zarko il a mûri non mais gis nga grave nga baal ma foofu attention beaucoup gis nga lamb renforcé côté xeex bi xoolal et analyse il est en train de le maîtriser non mais yow li ngay analyser Mbaye Gouye Gui dafa ñëw taxaw di leetoo attention Zarko di ko jam ay arrêt c'est pas naka la ko jamee waaw mais attends Baye Mandione ba Mbaye Gouye Gui dafa taxaw di déglu di leetoo waaw fu ko saa waay jamee arrêt day dal waaw mais naka la ko jamee lu tax mu jam ko arrêt bi xam nga la définition moo tax ma ne la affaire bi du rek jam na ko ay arrêt parce que dafa am loo xam ni dafa nga koy bàyyi li ma lay wax nii boo seetaan naatee combat bi li ma lay wax nii di nga ci bàyyi xel bu baax a baax Zarko toujours balaa muy jam arrêt bàyyi ma kii Mbaye Gouye Gui dafay déplacé wu légèrement 45 degrés parce que dafay leer ni bu ko tàllalee loxo que ne amul benn choix rek lu dul daw wala leneen parce que boobu il devient comment dire impuissant c'est tout à fait c'est technique ça waaw mais effectivement tey waxuma rek xam nga tey mun bu ñuy xool duñu xool rek ni jam na ko arrêt déedéet mais naka la def ba jam ko arrêt bi là je suis d'accord mais dafa am leneen lu ci am maanaam foog nga xam adversaire bi mu amoon waaw Mbaye Gouye Gui mënul xeex amul garde waaw tax ne mbër bu déplacé woon nii laa war a taxawee dase na ko am waaw am Baye Mandione xeexu bëre xeexu lamb moo ko gën de Zarko fuuf waaw xeexu lamb ci bëre moo ko gën de Zarko fuuf kanti Baye Mandione xeexu lamb mais pardon je suis pas d'accord avec toi parce que Baye Mandione xam nga Baye Mandione connaissant Baye Mandione c'est un guerrier hors pair xam nga loolu kenn ku ko dindil xam nga Baye Mandione tey kaay ñu xeex wala kaay dee moo ko gën a lu mu mënti am mbër yu mais sauf que nag danger la boo xamante ni tey yow il
adversaire xam nu mu lay provoquer mais grand li mu bëgg ci dina ko waaw xam nga man li ma bëgg a laaj xam nga man li ma bëgg a laaj waaw laaj bi yéen ñaar ñëpp yéen a ko moom ndax ngay bëri songukat bu mel ni Zarko ndax laaj na nga day dëggal sa bopp intelligemment bien sûr il faut que mu dëggal boppam ci xeex bi mais intelligemment pire que encore ce qu'il a fait avec Mbaye Gouy Gui parce que dina provoquer waa ji nag xam nga moom boo ko laalee dafay c'est que c'est un peu dans le style de Bombardier parce que Baye Mandione boo ko laalee fenn noo def mu fañ ça c'est dans son tempérament et c'est là où que nag Zarko peut devenir dama parce que nee naa leen attention li tax Zarko di dangereux nekkatul mbër boo xam ne day laal ni quoi que ce soit Zarko day xool day teg loxo donc c'est xam nga combattant buy dem bay xool fi muy dóor ça veut dire que ne kooku il a pris le temps fa mu nekkoon parce que Zarko mi toog pendant des années da ko doon wax nag peut-être que ni gëmmuñu ko woon wala gars yi yaakaaroon dañuy wax mais gars Zarko c'est sûr et certain ba mu nekkee Espagne la mu fa doon def mooy jaay jàng xeex et ça sur son comportement sur ses déplacements da ngay xam ni kii li mu waxoon loolu la doon def parce que da ko maîtriser donc tey moi je dis que ni tey Baye Mandione serait plus en danger que Zarko parce que li mu bëgg noonu li mu bëgg waatal ci yàlla ni Zarko du ko ci may dara mais nag attention parce que le fait que nga bëgg a juger Zarko ci dernier combat foog nga xam adversaire bi mu amoon aussi dafa limité trop ci xeex mais Baye Mandione ñu xam nañ ko c'est pas quelqu'un boo xamante ni bu ñuy fàttali ci lamb il a fait ses preuves Baye Mandione ça passe ou ça casse Baye Mandione non Zarko yaa ngi koy juger ci Mbaye Gouy Gui attends xam nga lu tax ñu juger ko ci Mbaye Gouy Gui waaw ma ne parce que Mbaye Gouy Gui après combat mbag Mbaye Gouy Gui lu tax ñu koy juger parce que le Zarko d'avant ñun on le connaissait bërëx bërti bëgg ñëw jaay doole waaw mais malgré boo dégg xoolee Zarko bii ñëwaat ci làmb bi li tax ñu koy juger par rapport son comportement du retour li mu déclaré woon ni loolu la def ak li boo xoolee li mu doon wax lépp ci bërti bi mu ñëwee ci làmb ji dafa tey jàkkaarloog adversaire am tey ko di ko natt loolu nag moo lay wax ni nag ni le Zarko bi nga xamoon avant ak bi léegi c'est quelqu'un boo xam ni il a mûri certes nag dina wax dina xëbari mais bu nekkee ci biir géew bi beneen nit lay foog nga xool adversaire bi mu amoon yan qualité la am ak facilité wul Zarko li Zarko bëggoon waaw ça aussi bay analyser ay combattant da ngay xool ñaari mbër yi maanaam Mbaye Gouy Gui keroog ba muy ñëw bëre seeg Zarko indiwul sax lu daan tumaani comprendre waa erreur passé wu loolu non lamb loolu foog nit ñi xam nga problème bi des fois dañuy analyser lamb te duñu xool loolu non par contre explique-toi mais grand explique-toi lu tax nga ni lu daan tumaani wax ko xam nga man nan la ko dégg man fi ngeen war a toog yéen ñii man xam naa ne live bi Baye Mandione koy seetaan Baye Mandione koy seetaan te Baye Mandione dina ko seetaan waaw moo tax man ni non par contre mais kii Fadam ci wàllu bëri waay expliquer ñu une chose waaw lan moo tax jour boobu Mbaye Gouy Gui indiwul sax lu daan tumaani parce que on a les idées claires parce que xale buy moom tey Mbaye Gouy Gui dafa nekkoon xale loolu nekk yoonu làmbam waaw Zarko yoonu làmb yaa ngi dégg ngay gën a féete Zarko ñëw taxaw di leetoo ba réer ci làmb ji maanaam xale boo ñëw di booy bëre ak koo xam ne lii sa yoonu làmb la maanaam examen la woon jour examen la woon Mbaye Gouy Gui li mu waroon indi mooy teel a daw jàppanteeg Zarko bëre si mais indiwul loolu donc moo tax ma ne la indiwul lu daan kenn mais attends bref léegi li ma bëgg a wax ci li comme Fadam li muy laaj ci Zarko ak Baye Mandione dafa war a jox combat bi Zarko waaw combat am bi Fadam su Baye Mandione bëggee am lu ko neex ci làmb ji day jox làmb ji Zarko c'est une possibilité léegi mbër bi bu ko bëggee jox lu mu moom waaw bu bëggee jox combat bi Zarko Baye Mandione yaa ngi fàttelu Baye Mandione ak combat ak Moussa Dioum Baye Mandione ba mu ñëwee Moussa Dioum li nit ñi foogoon la doon defu ko Baye Mandione ba muy bëreeg Moussa Dioum dafa ñëw déglu lu raar ci bëre bàyyi combat beeg Moussa Dioum daan ko jël bu yomb lamb Baye Mandione foofu la war a toll ci lamb bàyyi affaire fugg
maanaam mu xam ne làmb mbër muñ la mënti jox da nga koy jox cër surtout moom fu mu toll ci làmb parce que Baye Mandione làmb bu doon timis moom mu ngi ci tàkkusaan waratul caaxaan dégg nga wax Baye Mandione làmb bu doon timis moom mu ngi ci tàkkusaan après tàkkusaan nag timis moo ci teew dafa war a dafa war a utiliser xel teggi fële affaire xadar ak fugu ak guerrier la fexe daan làmb da ngay fexe daan non Zarko moom li mu war a indi moom dafa leer xam nga li mu war a indi sañ-sañ waaw sañ-sañ la war a indi ci Ama Baldé ci na bëgg ñu daan Zarko non bëgguma ñu daan Zarko Toumani non combat bi Zarko sañ-sañ la ci war a indi lu mu ci indi lu dul sañ-sañ mën na am defet waaw d'accord naa ak yow de lu mu ci indi lu dul sañ-sañ mën na fa jëlee defet waaw Fadam mais Toumani loolu waaw maa ngi nuyu ñoom ñëpp ça bouge pas martaat kakawet di nuyu aussi Naza bu baax a baax di ko siyaar ñëwaat gars yi déjà man dama lay wax benn mooy dafa am fu ma d'accord ak ñoom ñaar mooy dañ leen di juger sur l'ensemble de leur carrière ñoom ñaar ñoo leen juger ci seen ay dernier combat merci dafa am lu gën parce que Baye Mandione je pense que ku seetaan Baye Mandione Coly Faye seetaan Baye Mandione Yaram Gueye xam nga seetaan Baye Mandione les deux du ma sax wax combat yi nga xamante ne dafa tegle benn série de défaites mais même Baye Mandione Modou Lo man ci dikk ni Baye Mandione techniquement il est limité Baye Mandione début carrière am ci lamb ba nii nii mosoo gis fu Baye Mandione ñëwee bëri ba daan Baye Mandione da ngay bëri mu daan la ci say bëri. non d'accord uma Toumani may ma daanal Baye Mandione ak bazooka Baye Mandione dafa bëre yanu bazooka ba biir bu weex mu dóor ci suuf. waaw may ma daan bazooka moo tenté action Baye Mandione et ko fi yaa ngi wax Baye Mandione Moussa Dioum Baye Mandione Moussa Dioum bi mu ñëwee il a très bien débuté mais ci biir combat bi dafa def ay erreur Baye Mandione Moussa Dioum da koy dóor ay coup muy reetaan naan ko dalul di fo loolu bu ko defee Zarko ay mbokkam lon ko ñibbi Baye Mandione mbër la boo xamante ne mën na débuté comme li ñuy wax mu teey mu dal mais bu kuy tàkkee rek day jaxasoo contre Papa Sow def na ko mais bi ko Papa Sow ne tel mu jóg ci la ko daw jël ci suuf parce que boobu dafa doon def lépp ci def Baye Mandione c'est très limité nee naa la d'accord naa am na saf na lamb trop am na fit mais rombul ñetti clé Baye Mandione mënoo moon ñetti clé yoo xamante ne daan na ko mbër ci lamb Zarko par contre combat bi li ñu ci soxla xam nga la ci soxla doole ak rapidité mais du mu indiloo sañ-sañ lu ma koy indiloo mooy damay ñëw wan joon ne dama lay ragal ba pare déplacé loo ko xeex ko mu fayu mooy juyeloo moom yëg ko fu sori daan ko mais Zarko bu fekkee dafa ñëw par exemple indi sañ-sañ taxaw samp xeex ak Baye Mandione xeex bu désordonné lay xeex te xeexam boobu mën nga ciy jël coup boo xam day yàq sa lamb parce que moom bu kuy tàkkee day dóor rek xam nga gauche droite yooyu boo ci am la xel mu dal mën nga ciy jël coup boo xamante ne day yàq sa lamb Zarko il est favori à 60% ci kaw mu liggéey indi doole ju wóor indi rapidité loolu la lamb ji c'est pas compliqué pour Zarko bu fekkee ne ñëw na ci lamb ji am na 60% pour daan Baye Mandione da koy approché déplacé ko xeex ak moom mu fayu mu juyal ak moom ni cof tànk bi Zarko dafa mën a riñaan te même bu dee xeex buñ taxawee ñoom ñaar xeex bu sax xeexu Zarko moom mu gën a baax xeexu Baye Mandione waaw Toumani ci wàllu xeex boobu nga wax te Baye Mandione ñëpp lamb ñëpp xamee ko xeex nga ne wàllu xeex Zarko moo gën a dal xel bu Baye Mandione Baye Mandione bokkul ci bëri gën a tële xeex ci lamb ji waaw mais Baye Mandione mosoo gis mu dóor crochet long mosoo gis mu dóor crochet court ay laaw lay dóor yoo xamante ne mbër bi muy xeexal bu amee réflexe dëgg da koy naan coppet daan ko mais laaw yooyu xeexu lamb lépp ci xeexu lamb non bàyyi xel dara xam nga mooy lan mbër bu ñëwul indi sañ-sañ ci lamb jàppal amul problème man sax damay génn après nga dugal ñoom Cheikh na ñoom Toldo waaw bàyyi ma bàyyi sa bouche mu daaneel Cheikhouna dégg ma naan kii sax Cheikhouna Sopulardo sa bouche pas Sopulardo xam nga lu tax mbër bu indiwul sañ-sañ ci lamb du dem fenn te gis nga Baye Mandione kii Zarko bu indiwul sañ-sañ ci digganteem ak Baye Mandione booy boo mu dem jaay paañ xam nga lu tax ñu naan il faut que nit am sañ-sañ parce que mbër bu mel ni Baye Mandione pour nga yëngal ko il faut nga provoquer ko mais lan ngay wooye sañ-sañ il faut non xam nga pour nga provoquer nit il faut nga am sañ-sañ dem provoquer ko ci ko dellu si rapidité foofu nag laay ñëwee yow naan foofu la rapidité di amee solo parce que di nga dem provoquer waa ji
bàyyi waa ji xaru si su ko defee bu boobaa nag di nga am mën a possibilité dóor ko un bout portant wala def li nga bëgg a def mais bàyyi ñoon kenn du ko fekk mu taxaw nga di koy yëngal bala ko teg bàyyi ma ñëw du mbër boobu mais tey je pense que ni c'est dans l'intérêt de Zarko sañ-sañ bi muy indi mooy techniquement du ko xamante ni dafay daw bàyyi ma ñoon mais dina ko provoquer et sur ses déplacements latéraux nga xam ne li mu bëgg a am li mu bëgg a def dina ko def intelligemment nag loolu tam salaamaaleykum Père Ali maa lay ziar waaleykum salaam dooli ziar boobu Toumani saw pulo ardo Libaas maa lay ziar mbaa ngi si jàmm naka waar ndeysaan Bébé Saloum maa nga delloo ziar Mame Libaas Fada maa lay ziar lu bëri waaw bàyyil ma may Cheikh Nass mu dugg waaw grand Ali Billy mi ngi lay nuyu rek ci commentaire yi Billy Cambérène Ndiaga Mbaye laati borom kër yu bari yi macha allah mais Père Ali nam nañ la lu bëri nag non maa ngi nii yaa ngi am jàmm bu baax mais grand Fadam gis nga lambu jooju noonu waaw man su ma amoon su lu may teg si Zarko laa koy teg waaw sama xuloo waale nag maa ngi moom mais dama ko gis vendredi bi passé Paris mais wax dëgg yàlla forme bi ma gis si moom dafa doy waar quoi beneen affaire la billahi wallahi taalahi man gisante nañ maag moom mais forme bi ma gis si moom beneen affaire la parce que caaxaanul wax dëgg yàlla mu ngi liggéey je confirme je confirme billahi wallahi maa ko gis kay Père Ali non li ngay wax kay confirmé parce que xam lu tax may wax loolu waaw Zarko xam naa ni bëgg na combat bi budul combat bi sax leneen lu raw combat bi parce que Zarko tey dellu siem ci làmb tey je pense que ni tey dafa am une motivation boo xam ni peut-être que ni romb na sax li ñu doon xalaat ci moom te moom xam na ni leneen du ko may rek lu dul liggéey wax dëgg yàlla nag bi mu fi nekkee ba léegi loolu lay def et si tout se passe bien comme on le souhaite je pense que ni sax man sama loxo dina ci tàkk parce que pour te dire que ni ñoo ngi établir un plan de travail boo xamante ni tey jii nekkul dem na Belgique mais bu ñëwee pour te dire que ni nag dina nekk ci ay loxo pour wax la ni nag kii li mu fi mu jëm ragal ko bëgg na ko et il est prêt à tout pour arriver à ses fins mais tey jii su ma gisee ne su ma leen gisee ni ma leen déggee ngeen di wax Baye Mandione am ci làmb nga ni yéen a ngi may dégg wala déggu leen ma waaw am lu Baye Mandione am ci làmb te seetlu leen carrière Baye Mandione combat yi ñu yaakaaroon ne Baye Mandione da koy ñàkk yëpp da ko gagné combat yi ñu yaakaaroon ne Baye Mandione da koy gagné yëpp da ko ñàkk Fadam lu tax lu parce que benn côté Baye Mandione dafa am benn atu bu muy may gars yi te Zarko da koo mane Baye Mandione à chaque fois su la jàppee di xeex dal na ko si combat bi passé moo ko xoyantaan à chaque fois bu ngeen taxawee di xeex bu la koree moom di xeex yow des fois du suuraale suuf tànkam yi te Zarko am na fu muy jàpp ci ngemb su Baye Mandione di xeex si kaw balaa Baye Mandione xalaat dina ko bëtt daan ko bu yàgg te Baye Mandione du comprendre te buy xeex Zarko buñ jàppante na jàpp bu baax soog a dóor mais bu mu dóor te jàppul. waaw Cheikh Nass yi sëñ Fadam waaw dégg nga li gars yi wax sëñ Fadam de dégg nga li gars yi wax coach maa ngi koy nuyu bu baax teexu naa di nuyu maam li baax defeyaa bi waaw mais man di nga Fadam balaa maa dugg sax ci biir combat bi ji nga Baye Mandione ak Zarko daa am luñ nuróole xam nga mooy lan mooy ñoom ñaar ñëpp mooy lan amuñu encadrement bu baax xam nga mooy encadrement bu baax mooy ñoom ñaar ñëpp bu ma duggee ci Zarko dafa dugg ci làmb mais joxul woon làmb cër bi ci war yàlla da ko may doole yàlla may ko mu mën bëre mais defu ci comme ni ko ñeneen ñi di defee adduna di dox ba mu dajeeg Siteu daan ko li mu amoon ci làmb yëpp mu tegg ko dagg biyam dem tukki ne moom day uti xaalis ba mu demee nag ba gën dugg Europe mu xool ne liggéey Europe ak la mu doon am ci làmb booy ñu ngi dem di gën a am ay millions mu toog corona ñëw
liggéey tamit taxaw mu toogaat xalaataat boppam di dugg ci live yi xoolaat boppam tëdd yedd boppam ne man dama war a tekk ci làmb mu ñëwaat ba mu ñëwaatee nag ci dañ ko signaloon combat ak Baye Mandione boobu antuwul mu jël mbayu guy gi daan ko xam na ne moom ku war a lekk xaalis la ci làmb dafa war a joxaat làmb cër mu jëlaat ay décision am ñëw France ñëw di liggéey si Baye Mandione dafa nekkoon ci loo xam ne ni mooy da doon bëre dañ koy daan tey suba mu daan te bërëm yëpp xatar bu muy wax li muy wax ci signature contrat yi noonu lay bëree yàlla andi ko mu dem ba Gambie war fa bëre xoyantaan am lu bëri loo xam ne xew na fa mu ñëwaat concentré wu ne man bii yoon dinaa def le tout ba daan ki nga xam ne mooy xoyantaan parce que dafa jàppale ne moom xoyantaan bu ko daanoo mooy génn ci làmb yàlla andiwaat ko ci làmb muy bërek Zarko ñoom ñaar ñoom na bii paa kenn si ñoom du fooye combat bi Zarko ku ko wax ak ku ko waxul yëpp jëlaat na làmb def ko loo xam ne daf cee def sérieux loolu moo tax mu dagg biyam ñëwaat fii France ba mu ñëwee France Zarko doon naa ko gis muy ñëw France mais du entraînement moo ko doon andi mais bii yoon Zarko bi ñu gis Zarko bu décidé la bu jël ak jox ko làmb la di entraîné di nëbbutu te li muy feeñ sax bëriwul man jot naa ci benn audio boo xam ne sax am na benn coach bu ciy wax nee na kii loxom bii benn yoon la dóor mais kii yàlla may na ko kattan boo xam ne ni wax dëgg fa yàlla bu ñu commencé entraînement te waa ji boobu wax dafa ne ba ñu commencé gu ñu entraînement dafa gis Zarko dóor mu xool ne kii yàlla da ko may kattan boo xam ne bu fekkee ne gëm na entraînement dëgg dina jafee daan ci làmb ji léegi nag Baye Mandione moom mooy équation bi parce que ñun gisuñu ko mais yàlla may na ko tamit mu nekk mbër boo xam ne du ragal du arrière fit moo koy daan fit moo koy mooy tax muy daan mbëri fit mooy tax tamit ñu koy daan léegi nag combat bi buñ ci duggee ba ci biir fii la Zarko mën a fële ba faw te li koy andil moom mooy bu mu topp Baye Mandione ci li muy bëree bu toppee Baye Mandione ci li muy bëree dama laa gëj a ma ma ne waaw Zarko waaw combat bi bu toppee ni Baye Mandione di bëree mun na cee gis lu ko bett ndaxte Baye Mandione bërëm kenn mënu ko kii nu mu tudd sax calculer waaw nag ko ba jàpp na xool ci tout simplement défaut Baye Mandione mu mun ko cee daan mooy lan mooy mu taxaw déglu Baye Mandione bu mu jël combat bi sorxo ko bu ko sorxee ñu bëree xeex coup perdu mun na ko dal mu daanu bu ma doon Zarko su ma ñëwee di bëre Baye Mandione damay taxaw déglu ko mel ni ku ko ragal ba Baye Mandione am confiance ma téye ko daan ko comme ni ko Modou Anta daanee woon Thiès su ma nee nag Baye Mandione su ma ñëwee damay naan booy bii moo bëgg combat bi moom moo soxla victoire li may def moom mooy toog samay tànk toog teey su àndee benn ma andi benn taxawaat su àndee ñaar ma andi ñaar taxawaat taxaw samay tànk déglu ko parce que tamit Baye Mandione néewul kàttan te tamit ku mun bëri la waaye combat bi daal su ma doon joxee tey analyse bu pertinente moom mooy Zarko bu fekkee ne entraînement yi muy entraîné nii continuer na ci wax dëgg fa yàlla pour Baye Mandione daan ko dina jafe mais Baye Mandione tamit bu fekkee ne dafa toog fi mu toog déglu combat bi au sérieux dina gis lu ko bett maanaam. may wax ak yéen. fi may wax ak yéen. live bi li matul 5 minutes. mais dama bëgg yi ñu ngi ci diggante Baye Mandione ak Zarko. dama bëgg su ma daggee live bi léegi rek. ndax dafa am benn combat boo xam ne ni yéen ñëpp seetaan ngeen ko te kenn amul benn amateur bi ci doyal. muy diggante Lac Rose ak Ama Neex. muy combat boo xam ne bëgg naa ko ci duggaat ci Cheikh naa si bëgg naa sa waay duggaat ci mu nekk lamb joo xam ne ni amaat ko xaar ndax Lac Rose dama ko gis ma gis ne Lac Rose moo ma daan gis ci lamb ak Lac Rose mii ma gisoon du benn ma gis Ama Neex mu jafe loolu ci combat bi képp mu koo gis te loolu tamit bëgg naa ñu defal ci trop diggante Baye Mandione Zarko nag dañ ciy waxaat combat bu neex lay doon
no combat du ko dàq ñoom ñaar. waaw. dama bëgg a dagg live bi. ay ci amul ñu àggali waxtaan mais coach kañ nga ñëw naan si TC Chambre tamit gën naa la gis. yow dafa yaa nga toppal fële yow.